mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñuy diwaan. juróomi waxtu ca Medina Cheikh bismillah ci xibaar yi. Adama Ndione bokk na ci li ci gën a fës leader bu parti réew mi Ousmane Sonko daal di sàkku ñu daal di auditer programme bi ñu daal di nag tekkee ci fukki at yi ñu génn 2012 2022 ngir daal di nag gérer wàllu nag inondation yi di mbënd mi la muy sàkku leneen mooy institution yi nga xam ne daal koppar rek lañ cay def yu ci mel ni CSE HCCT ba ci au conseil dialogue social ñu daal di ko fay dindi koppar googu ñu daal di koy liggéey réew mi dinañ ci teewlu di Ousmane Sonko gannaaw nag visite ba mu amal ci banlieue ngir daal di nag xool loraange ba ca daal di nag aju budget bi nga xam ne nag jébbal nañ ko fas yéene nañ ko jébbal chef opposition bi wàllu ñetteelu mandat ak yeneen Ousmane Sonko daanaka rejeté na lépp la mu daal di gis mooy jamono ji tegg néewul sax di tudd yi ni mel mbir moomee xaj na feneen dinañ ci daal di jukki ponk lay doon wax sa xalaat di ngeen ci mën a rek addu étape bu njëkk ci visite bi ministre intérieur di daal di nag amal ca Thiès. Ngent la Aly Ngouille Ndiaye fas yéene nag daal di def la mu defoon ci Ndakaaru fépp foo xam ne ndox mi dafay daal di nag taa mu daal di fay dem ngir xool yan saafara lañ ci daal di indi saafara googe askan wu bari fële nag ca ñaas ya soxla nañ ko ay téeméer lañ leen di wàññi ndax téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay famille yi nga xam ne nag daanaka fa ñuy dëkkee la ñuy wut jamono jile donte plan Orsec bi daal di nay rek am ñu ngay daal di yuuxu wàllu Ignace Ndeye dinañ ci jokkoo jekk moom ndar moom foofu niveau ndox bi mu ngay gën nag di wàññeeku gannaaw jéego yi ca daal di nag def mbirum pompage yeeg yi ni mel ba tax yenn ci ay kër daanaka daal dinañuy dellu siwaat ci seen i nag dëkkin yooyu le dinañ ci daal di nag jukki ponk lay doon itam ci wax sa xalaat di ngeen ci mën a rek addu li nga xam ne nag mooy dellu siwaat ci ndogal bi njiitu réew mi jël fukki milliards yi muy daal di nag dugal ci xeex mbas mi yeneen tey jii nag daanaka situation bi daal di nag taxaw mooy def investissement yu am solo yi tax nag mbir mi dootul amati moo gën milliards yi ñu daal di pàcc sociologue bi di Souleymane Lo jàngat boobu la ci daal di nag def nañ ci jukki coowal suuf ca Chérif Lo foofee nag mouvement bi taxaw ngir aar dëkk ba neen ñu daal délibération ba maire ba def moo leen daal di nag ëlëm jàpp nañ ne assiette foncière bi ñuy caxate faaw mu daal di nag dag nañ ci jukki beneen ponk bu mujj bi mooy wàllu mbas mi xayma bi ñuy def tey jilee juróom fukk ak juróom-ñett ci ay cas wàllante yu bees ñaar fukk ak benn ci transmission communautaire yi fanweer ak ñeent yi daanaka ñu nga ci réanimation directeur bu SNEIPS moo amal situation bés bi tey docteur Ousmane Gueye dinañ ko teewlu toftal ci yeneen xibaar tàggat yaram dalal ganu bés bi ubbi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon Pape Lay Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi nees kis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi mbokk yi kon dañu koy daal di doore ak Thiès nga xam ne nag ministre intérieur daal na dem Ngent ñu ci bëri daal di ci loru ci wàllu mbënd mi ba tax sax ñu génne woon leen seen i nag kër am yeneen barab yi ci mel ni yeneen quartier ci diwaanu Thiès yu mu fas yéene nag amal visite boobule gannaaw taw yu métti yi daal di nag dugal Thiès ci biir ndox mi Babacar Ndaw mu ngi ànd ak moom Babacar ñu ngi lay nuyu. étape bu njëkk bi di Ngent. waaw ni nga ko waxee jawriñ bi yor wàllu biir réew mi ministre Aly Ngouille Ndiaye ak ci la jamono ji fi nga xamante ne moom mooy ci Ngent surtout fi ñu nekk jamono ji Adama moom mooy point névralgique bi nga xam ne pratiquement ndoxu Thiès bu tawee parce que day jaar kanalu Kër Maam El Hadj ba ñëw fii nga xam ne fi lay sottee ko ñu tuddee ko exécutoire bu Ngent ministre sax ñi jamono ji bi nga xam ne délégation ñu dugg si biir ñaxee garab yi pour xool parce que problème bi bu ndox bi jaaree si canal ba egsi fii d'après même ñi fi dëkk nii li ñu témoigné day delluwaat ginnaaw loolu nag moom mooy déverser dugg ci biir kër yi beneen bi également ñu ngi gis béréb la boo xam ne ndox mi nappe bi dafa koy trop déjà ay sonk ñoom ñoo ko wër garab bu sonk xam nga ne garab la bu dëgër boo xam ne fu mu nekk daanaka ndox bi bu ñëwee pour jàll dafay am jafe-jafe beneen bi gis nañu ay kër yoo xam ne Adama nii ñu ngi ci biir ndox bi nit ñi sax gan yi ñëw ñu ngi la fii nan la fi nit mën a dëkkee donc situation bi am ci njorte la ay bés bi 126 millimètres ci benn bés le samedi bi ñu génn donc dafa ñëw ëpp lu bare mais ngeen seen problème mooy nappe bi dafa kaw ñoom at bi yëpp 365 jours dañuy nekk fi nga xam ne moom mooy si jafe-jafe biir kër yi ñu nekk nit ñi ndox bi day ball ci suuf également si jafe-jafe yooyu la ñu nekkee woon ay at ñu koy jooy ba poste de santé bi sax xanaa daañu fa jaar léegi bokk na si visite poste de santé moom si biir ndox mi la ne ñoom sax dañ ne seen solution mooy ñu jëlee leen yóbbu leen feneen am na ñett téeméeri njaboot yoo xam ne nag xam naa ministre bi dina ci ñëw parce que projet bi moom jël na forme commencé nañ leen tabaxal ci wetu lycée technique bi nekk fii si Thiès pour ñu jóge
que solution bi ñoom mooy fii kenn mënut fii dëkk léegi lan lay état di prévoir est-ce que bu leen yóbbee ñu tuxal leen fa fii danañ ko defaraat de telle sorte que mu mën a baax pour ñu mën fii dëkk loolu moom mooy laaj bi nga xamante ne nit ñi moom ko la ñuy laaj di fàttali ne lii dal Ngent moom moo laal quartier Kër Maam El Hadj Madina Fall mais également gis nañu avenue Lat Dior bi nga xam ne buntu gouvernance fa la jaar mais avenue docteur Guier fa la jaar foofu ba léegi ndox ba mi ngi ca war nañ fa jaar ci kanam moo jaar ci buntu chemin de fer mais également quartier yi demee ne kër Sëñ Ablaye Yaxin ak quartier yi di sampaate yooyu bokk na ci programme bi nga xam ne moom la ñu war a visiter di fàttali nag Aly Ngouille Ndiaye gouverneur bu diwaanu Thiès moom moo ko dalal le gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndaw mi ngi ànd ak préfet bi mais également les deux sous-préfets de Thiès Sud ak Thiès Nord mais également ci côté autorité politique yi le maire de la ville Talla Sylla mi ngi fi mais également l'honorable député Abdou Mbow moom ak ngi sax ñoo àndandoo Dakar ñëw loolu daal foofu lañ tollagum Adama di wane ne situation bu doy waar la fii ñu toll nii jamono yi sax gis nga nit ñi ñu ngi tëb bu mën a jéggi ndox yeeg yooyu mais ministre bi ne la bëgg na tegal boppam ci bëtam xool fii nii ndox bi lan mooy jafe-jafe yi bu ko def jóge fii mën ci indi ay saafara di fàttali également technicien yu ONAS yu ñu ngi fii ñoom ñëpp ku ci nekk ba seen indi li nga xam ne moom mooy sa xalaat xam naa dinañ ci dellu si waat ci kanam Babacar Ndaw Thiès pour Sud FM. Babacar Ndaw daal di koy nag jaajëfal ñu daal di dikk nag ci leader bu Pastef Ousmane Sonko moom mi sàkku ñu daal di auditer programme bi ñu teg fukki at yi ñu génne ci wàllu nag mbënd mi 2012 2022 ak milliards yi ñu ca daal di nag dugal wax na itam ñu daal di fexe jële fi institution yi nga xam ne bari na koppar yañ cay def ci mel ni CSE HCT ba ci au conseil bu dialogue social ngir rek gën a mën taxawu Sénégalais yi li ñuy daal di laaj Ousmane Sonko moom itam ñàkkurul daal di nag xarab doxalinu njiitu réew mi mu jàpp ne nag génn bu mu def ni ki démb mbirum farce rek la ci wàllu nag ku jiite état wax na itam njiitu réew mi Macky Sall dafay rek wut fu muy daal di nag jafandu waaye deful lenn lu dul li nga xam ne nag mooy échec jàkkaarloo na teg taskatu xibaar yi moom Ousmane Sonko gannaaw ba mu amalee ab nemmeeku fale ca banlieue bu Ndakaaru ñu ànd ceeg Babacar Samb. tey war nañu am décence ñun acteurs politiques yi ba kenn warul ñëw taxaw ne jox leen ma chef de l'opposition avec un budget ku bëgg chef de l'opposition nag pour titre bi jëlal waaye ay 2 milliards ak ay 1 milliard nangam ci turu lan séddoo googu te boobu askan waa ngi souffrir boobu xeetu politique dafa war a jeex ci cadre boobu ba léegi dama jàpp ni décence dañuy wax décence mooy orma warul may kenn ci réew mi mu taxaw ubbi gémmiñam naan 3e mandat 3e sax ku ko wax dañ la war a fëgg ci kaso bi ku ñu dénk réew juróom-ñaari at te nga ne woon juróom lay def defoo fi tous dara lu dul nelaw munoo andi bilan ci emploi munoo andi bilan ci santé munoo andi bilan ci éducation amul benn secteur boo mën a andi bilan nga ñëw buxum say élection am victoire technique ne jëlaat naa pour juróomi at yooyu léegi ñaari at wala romb ci waaye gis nga moo tax li wolof naan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy fëggee bi mu toogee ba léegi musiba sur musiba problème yu dul jeex kooku warul toog sax ba ci gént keroog ñu ngi ma envoyé benn vidéo benn waaye bu tëdd di nelaw di gént ba daanu ci ndox mi ndekte mi ci inondation yi moom su géntoon ba daanu sax ci 3e mandat dafa war a su yeewoo dafa war a xam ni ndekete lii gént la woon kon moom ay ñoñam sax yi dem ci plateau di wax 3e mandat dañ leen waroon fëgg rëbës parce que ay pyromane lañu au-delà de l'aspect constitutionnel ay pyromane lañu ci A ou ci B ci nii wala ci nele 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal loolu moom na ko dugal ci boppam benn yoon 2024 il sera plus président du Sénégal mu des nag ñu war a rendre compte on négocie avec personne. mu nga ko nekkoon kàddu Ousmane Sonko doon àddu nag ci mbirum ñetteelu mandat ak lu aju ci yeneen i doxalin ñuy daal di nag fësal jamono jile bokk na ci wàllu budget ba ñuy daal di nag jëf chef opposition bi ak yeneen jàpp ne yooyu daal lu négociation di am dinañ ci jukki moom Ousmane Sonko nañ leen ko waxee woon sàkku na audité wàllu plan décennal bi ñu teg ngir xeex mbënd mi ak yenn ci institution yi ñu ne daal bëgg nañu daal di ko fii nag jëlee koppar googu ñu dugal ko ci askan wi yu ci mel ni waa HCCT
HCT waa au conseil dialogue social waa CSE yëpp daal ñu daal di ko fi jëlee tey jii jàkkaarloo na ci ak taskatu xibaar yi gannaaw ba mu jàppee ne farce d'état la njiitu réew mi Macky Sall daal di def ci génnam démb Babacar Samb dina ci dellu si waat kon ñu desandi ba teeg mbënd mi ca bët saalumu réew mi ñoom nelawatuñu bay yandoor foofee nga xam ne famille yu bari daanaka nekk nañu ay sinistré loru bu baax ci mbënd mi li ca ëpp ñaasiya la ñu fare téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay ménage yi nekk nag ci biti yeneen barab yi nga xam ne itam taw bi daal dina koy rek laal ñu ngay wootu wàllu rawatina nag ñu boole leen ci plan Orsec yi Ziguinchor yi ñas dey taw yu métti yu wéy di wàcc fii ci diwaan bi mu ngi wéy di indi njàkkare ak jaaxle ci yenn ci askan yi fekk baax ci yenn ci diwaan yi nekk fii rawatina ci diwaanu commune u Niassia fi nga xamante ni tey jii xayma nañu lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari ménage ay kër yi nga xamante ni ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tar ay kër yi nga xamante ni taw bi da koo daaneel yenn yi ba ci ndox mi di ball ci biir kër yi jamono yi ñu nekk ci ay jafe-jafe yu tar Mamadou Diallo maire Niassia di def état des lieux. tey fu ñu nekk ni mën nañu xayma téeméeri kër ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne yàqu na ngir taw bu bari bi ci commune bi. ci ñaar téeméeri kër yi ak ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nii la tëddee Joxeer am nañu ñetti kër Buhuyu am nañu ñeent Bakkunum am nañu juróom Niassia juróom-benn Boofa Bayot juróom-benn Etome fukki kër Darsalam fukki kër ak ñett Kaleyaan ñaar fukki kër village bu Kagit juróom benn fukki kër. beneen gox bi nga xamante ni taw bi laal na ko bu baax a baax mu di Enampor tey jii am ay kër yu bëri dafa daanu foofu ci taw yu métti yi wéy di wàcc te indi njàkkare fi nga xamante ni tamit moo di Santhiaba Manjaak di beneen gox tey jii kilifa yi nekk foofu lenn la ñuy ñaan ñu dimbale leen ci wàllu plan Orsec bi dimbale askan bi fekk baax foofu. ñu ngee ñaan bi yoon ñooñu ñu nga xam ne taw bi laal na leen nañ leen mën a jàppale ci tabax bi d'abord ak ci korget bi parce que ñeneen ñi nga xam ne ren la ñu tabax lu ñu yoroon dépensé nañ ko donc forcément bu nawet bi jeexee dañuy nekk ci jafe-jafe pour mën a tabax ñu ñaan aussi état bi mu jàppale ñu ci wàllum plan Orsec bu muy door bu ñu fàttee Niassia. diwaanu Ziguinchor moom it muccul ci taw yu métti yi nga xamante ni ñu ngi wéy di indi njàkkare ci yenn ci askan yi nekk ca Kanjalampël ba ci Kenya fi nga xamante ni ay kër dañ fa daal di daanu ay mur daal di màbb su fekkee ni askan bi fekk baax ci quartier yooyu jaaxle nañu ñu ngi jooy ñeneen ñi ñoom ñu nekk ci ay quartier yu ci mel ni Belfort Crapaud Budodi Ekumbaay Gumel ba benn pàcc ci wàllu Santhiaba ñoom jamono yi dañoo dëkk ak ndoxu taw bi ci ndoxu taw bi la ñuy yeew di ci fanaan Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Saint-Louis itam foofe def nañu jéego ndax niveau ndox mi yéegoon daanaka am na la ci wàññeeku bu baax ci quartier yi faral di amee ndox ba yenn kër yi sax am nañu ca daal di nag dellu si waat gannaaw opération pompe yu ñu fa doon rek amal élément yu sapeur pompier ak autorité locale yi daal di boole seen i nag doole bu ko defee ñu daal di taxawu askan wa Saint-Louis Iftende. liggéey bi ci mbirum pompe ndoxu taw yi daanaka mu ngi wéy fii ci Ndar rawatina ci quartier fi ñu nemeeku woon ay ndoxu taw yu bëri muy ay quartier fi nga xam ne ni diñ fa fekk ay moto pompe yi ñu fa daal di sànc ngir rek ngàcc ndox mi jëmale ko ci dex bi loolu le bokk nag ci li wàññi coono askan ga fa yeewoo rawatina kii di Makafane mi nga xam ne ni mu ngi dëkk gox bi di Pikine ginnaaw raay. waaw am na tam de wax dëgg yàlla ndax ñu ngi pompe am na tam bu baax a baax sax mais nag daal ba tey des na ndaxte xam nga Saint-Louis moom nag bi dafa jege te ndox mi dafa bëri woon donc pratiquement daal am na taw tan bu baax secteur yi ñu war a dugg yëpp daal pompe nañu ko wax dëgg yàlla. yi lay jéego daanaka bokk na ci li ko indi moo di rek lëkkaloo bi am ci diggante autorité yu diwaan gi ak ñi nga xam ne ni ñooy élément yu 51e compagnie bu sapeur pompier yu Ndar te kii di capitaine Ousmane Lo jiite leen. taw bi mu commencé ba léegi dafa am benn dispositif permanent boo nekk ginnaaw raay nga xam ne sites yoo xam ne ñoo gën a garaaw mooy Sinan Raay Sor Diagne Cité Ñax Médina Bois Njolo Fène des fois dañ fa ñëw mais loolu site ponctuel la donc pour le moment ñun moyens ñu yor nga xam ni mooy xeex mbënd mi am nañu 6 motopompes yu 150 mètres cube heure mooy ay motopompes yu mag ñu am 6 motopompes yu 80 mètres cube heure ak ñaari motopompes yu ndaw ak benn électropompe bu mag bu 300 mètres cube heure. muy liggéey bu nga xamee ni tax na ba tey jilee ndoxu taw yi wàññeeku lool ci gox yooyu la nga xamee ni nangoo nañ fa ay kër yu bëri. ndox bi wàññeeku na bu baax a baax léegi normalement ginnaaw raay rek mooy def te ndox ginnaaw raay mi ndox bi wàcc na bu baax ñi ngi mën a déplacé wu. te yeneen quartier yu xam ne ci ponctuel yi la mooy yooyu moom léegi mu jeex quoi donc s'il le faut moom mun naa wax ni fekk 2 ou 3 jours daal ginnaaw raay ak daaru rek mooy des
ñu des yëpp dinañ ko traité incha allah. jamono ji askan yu quartier yooyu nekk ci diwaan gi di xaarandi rek liggéeyu wàññi njaboot yi nga xam ne ni ñoo nar a yelloo ndimbalu njiitu réew mi ci wàllum mbënn mi ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng dellu si waat ci dogal bi njiitu réew mi jël di fukki milliards yi ñu fas yéene rek dugalaat ci xeexu ak mbënd mi li jàmp mooy ñu daal di fiy jële yenn ci ay nag kuréel yi ci mel ni au conseil koppar googu ñu daal di koy taxaw askan wi le jamono ji nag situation bi solution bu mu laaj mooy investissement yu am solo bu ko defee fi ndox mi di jaar yëpp ñu mën koo defar rek mbir mi daal di fay jógee sax dakk loolu njàngatu sociologue bi di Souleymane Lo la ñu déglu ko Kalaaji Malick Ndiaye. li mu def ci xaalis de 726 milliards ñu natt ko ni kat dañ ciy def ay infrastructure def ci ay yoo xamante ni dina tax mbënd dootul am ci banlieue bi malheureusement waxi neen waxi kese donc situation bi buñ ci tolluwaatee dañuy wone ne rek gouvernement bi dafa lajj bu baax a baax ci ni nga xamante ni noonu la gérer mbirum mbënd mi ci Sénégal rawatina donc jamono ji ñu toll bu ñu demee ba nga xamante ni juróom-ñetti at weesu na ñu dundaat lu mel na ñu dundoon donc c'est parce que sunu taxawaay des na bu baax te rawatina donc taxawaayu état du Sénégal par rapport ak donc mbënd mi donc foofu ak lajj gu mat sëkk lañ fi gis parce que lu mel nii loolu waroon na fi mën a ñàkk su fekkoon ne taxawaay bi taxoon ñu doon xaar ci ñoom def nañ ko ci njëlbeen nga te doy na waar bu baax a baax nag nit ñi di dëkk ci mbënd ci réew moo xamante ni dañ ni émergence la jëm ba pare situation yu mel ni continuer di fi am te mënoon nañ ko éviter su fekkoon ni rek nañ waroon a taxawee nañ ko bu baax te njëlbeen nga. waaw léegi nag solution bi lan la. waaw solution moom weesuwul lu dul def ay investissement maanaam taxawal ay équipement xaalis bi nga xamante ni tey nattoon nañ ko ci ñu càmbar ko d'abord ba xam ci yan anam lañ ko dugalee ci yan anam lañ ko utiliser ba pare ñi nga xamante ni dañ ci def na su du noonu tamit yoon teg ci seen loxo parce que mënuñu seetaan lii muy dem di continuer alors def investissement fexe ba nga xamante ni espace yi ñuy dunduwaay bi ñu gën koo yaatal nga xamante ni tey ji espace bi ni ko nit ñi dëkk nga xamante ni xat-xatloo bu bëri dina waral ndox mi ni mu war a mën a circuler aussi du circuler wu loolu aussi responsabilité état la mu jël ko fexe ba nga xamante ni ñooñu noonu du leen di génn fi ñu nekk rek mais da lay ut fu mu leen recaser waat comme ni nga xamante ni amoon nay jamono plan jaxaay ak yu mel noonu yóbbu leen fa pour que espace yooyu ñu mën ko aménager bu baax mais également def ay équipement yoo xamante ni dina mën a tax le drainage ndox bi mën a gaaw dina mën a tax gestion donc eaux usées yi donc mën a gaaw ba nga xamante ni situation yu mel nii dina nekk loo xamante ni tey lu ñuy fàttaliku lay doon waaye duñ ko fàttaliku ci naqar comme d'ailleurs ni mu arrivé nii nga xamante ni juróom-ñetti at ci ginnaaw jàppoon nañu lu mel ni dootul amaat. ñu dellu si waat Pape Laye kon nag ci leader bu Pastef ak audit ba muy sàkku ci plan décennal bi njiitu réew mi rek daal di teg 2022 waaye itam ñu daal di fiy jëlee institution yi gànna di génnee xaalis dugal loolee nag ci askan wi gannaaw ndajeem ak taskatu xibaar yi Babacar Samb. leader bu parti Pastef Ousmane Sonko daanaka bàyyiwul benn yoon kaddu yi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall daal dina koy yëkkati ni ki démb li mu xamle moo di cinéma kese la. farce la ko daal di qualifié Ousmane Sonko di xamle ni régime bu Macky Sall jamono ci aw lay la ñuy daal di wut ngir làq seen ab échec ak itam seen ab tële jëm si saafara li nga xamante ni moo di jafe-jafe yi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy daal di dund jamono ji. man damay toog ba si yàgg ma ne Macky Sall dafa nawul askan bi mu jiite parce que dafa am loo xam ne boo nawee askan dafa am loo xam ne doo ko wax ndax nit ñi seen bopp yi. xel moo ci nekk yuur moo ci nekk buy xalaat nit ñi seen bopp yi ndox new ci mais ñoom dañuy jàpp ni nit ñi xamuñu lu xew ci dëkk bi ma bëgg a wax sénégalais ni loolu mu wax dafa am. moom Ousmane Sonko teg ci di sàkku ñu daal di amal ak audit jëmale ko ci plan décennal de lutte contre les inondations waaye tam lépp li nga xamante ni institution la te amul benn njariñ ñu daal di ko fiy jëlee. ñoom liñ ci génne effectivement parce que organisme yu doon réaliser programme bi du benn. ONAS moo ci ëppale woon waaye am na ku ñuy wax projet am na ñeneen ñu ndawaat ñoo xam ne SONES sax amoon na ci parce que ay volet la waaye ONAS moomu ëppale ci moom parteem ci document yi jot a am ñun 285 milliards ak lu teg waroon na ko nekk waaye ONAS nee na moom ci jamono ji ñu toll c'est-à-dire après 9 ans d'exécution ONAS nee na moom 48 milliards la réalisé 48 milliards la ñu mobiliser effectivement te loolu rek la ñu xam ci li ñu mobiliser nag
c'est-à-dire sur les 700 et quelques milliards pour le moment ci la ñu gëstu ak li ñu jot ci document 48 milliards yooyu la ñu am firnde ni lii nee nañu moom la ñu mobiliser exécuter ko 48 milliards ci 700 et quelques milliards c'est même pas 6% d'exécution liñ ci jot a def il faut ñu wax ñu fan lañ ko dugal. Ousmane Sonko di sàkku ci askan bi ñu daal di boole seen ëpp doole ngir mën a jàppale njaboot yi nga xamante ni mbënd mi lee daal dina leen di sonal gannaaw ba nga xamante ni nguur gi daal dinay wanewu tëleem ci li ni mel. Babacar ñu daal di dikk ci coowal suuf fële ca Chérif Lo commune ba nekk ca département bu Tivaouane foofu mouvement ànd taxawu commune bu Chérif Lo ñu ngay daal di nag interpellé maire bu dëkk ba di Ousmane Sarr gannaaw ab pàcc bu bari ci wàllu suuf bi ñu daal di jagleel ab li ñuy duppee ab promoteur mouvement bi nag ne ñu wut nañ seen huissier ba noppi ngir ñu daal di nag fexe jot ci dossier yooyu la Babacar Sow. coowal suuf jibati ci commune bu Chérif Lo ci département bu Tivaouane mouvement ànd taxawu Chérif Lo nee nañu daal bëgg nañu lu ñutu saytu lépp loo xam ne jëm na ci xayma yi ñu tëral ngir joxe suuf si rawatina dëkk yi di Thiawoune Kunta Thiawoune Séeréer Njaxate Amar Njaxate Njaasaan ak Kër Yoro Sadio ànd taxawu commune bu Chérif Lo wut benn huissier de justice ngir saytu lu ni mel ñoom ñooñee doon jàkkaarloog waaye taskati xibaar yi di dellu soit ci saax-saaxe bi nga xamee ne ñu ngi koy def suuf si ci gox bi Baba Sarr yore seen kàddu kuréel gu ñuy wax ATCC ànd taxawu commune Chérif Lo ñëwoon tey pour déposer une sommation ci monsieur le maire Ousmane Sarr pour que ñu jox ñu ay këyit yoo xam ni yoon moo ñu ko may ñu bëggoon ay leeral wala këyit ci délibération bu am Thiawoune Kunta Njaxate Amar ak yeneen dëkk yi nga xam ni yépp dañ ko yokk ñu jox ñu këyit yi nga xam ni moo may maire bi mu di def yokk yooyu ñu bëggoon tamit village yi ñuy bëgg a lim Ndiassane Kër Yoro Sadio Thiawoune Séeréer ak benn périmètre agricole 40 hectares bu ñu def ci Chérif Penku ñuy laajit rapport commission d'attribution des parcelles. ànd taxawu commune bu Chérif Lo mouvement la bu nga xam ne itam mi ngi dànkaafu di yëgal askan wi ni kii di maire bi Ousmane Sarr mi ngi tëkku ak di xoñoñal kenn ci ñoom koo xam ni kii deful lu dul laaj ay leeral ci suuf si ba tax sax mu ni da koy kalaameek yoon ba tax sax ñuy ñaan Ousmane Sarr mu andi ay leeral ci suuf si Baba Sarr di ñaawlu di condamner sommation bi nga xam ne dañ ko jox suñu mbokk Thierno Gueye équipe municipale bi wala monsieur le maire servir ko ñu koy xamal ni ñun ATCC yépp loolu Thierno Gueye wax ñun la engagé Thierno Gueye waxalu ko boppam da ko wax ci turu mouvement ATCC ñu dégg ne état du Sénégal am na projet bu mu bëgg a def ci commune Chérif Lo projet ba laaj suuf te jàpp ñu ni benn mètre suuf bu état Sénégal def projet boobu des na fii ci commune bi donc loolu mooy document yi nga xam ni doon nañ ko laaj monsieur le maire ñuy woo nag commune Chérif Lo yépp surtout ndaw ñi góor jigéen mag ak ndaw ñu gën a taxaw takku jàmmaarloo ak injustice bi fi am. Ousmane Sarr bi ñuy duut baaraam ci mbir mi moom moomay nee na daal dana tontu ci fan yi di ñëw Tivaouane Babacar Sow doon ci jokkoo ak yéen pour Sud FM. Babacar wàllu mbas mi juróom fukk ak juróom-ñett ci ay cas wàllante yu bees ne mekku nañ ko ak ñaar fukk ak benn ci transmission communautaire kenn moo daal di nag faatu diggante démb ak tey am fanweer ak ñeent cas grave yi nekk ci réanimation situation bés bi directeur bu SNEIPS moo ko amal docteur Ousmane Gueye ñu déglu ko ak Sud FM. ci junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar test yu ñu jot a def juróom fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif maanaam fanweer ak juróom benn cas contact benn cas bi ñuy jéegaane bitim réew mu jaar ci aéroport international Blaise Diagne ñaar fukk ak benn cas communautaire ñu jot leen a gis ci gox yi may lim Kaolack ñaar Almadi benn Bignona benn Dakar Plateau benn Diamniadio benn Mariste benn Mbour benn Ñaar Tali benn Nord Foire benn Mbao benn Wakam benn Ouest Foire benn Richard Toll benn Rufisque benn Saint-Louis benn Sangalkam benn Thiès benn Yëmbal benn Yoff benn Ziguinchor benn juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett ci ñu ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey fanweer ak ñeent ñu ngi réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu dem talaata juróom-ñetti fan ci weeru septembre 2020 ñu koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana ñeneen ñi ci des hôpital ñoo ngi tane bu baax ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk Sénégal wàññi na fukki junni ak ñeent ak téeméer ak ñaar cas positif ci ñooñu fukki junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn wér nañu ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñàkk ci seen bakkan
mu des ñetti junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak ñaar ci hôpital bi ministère bi ñu dënk wér-gu-yaram askan bi moo ngi ñaax askan bi ñu sàmmonte ak digle yi ñuy joxe maanaam gën a farlu ci takk masque gën a farlu ci raxasu ak ndox ak saabu wala jël gel hydroalcoolique mais dandante bi aussi ñi ciy bàyyi xel di wax ci tour ministre de la santé et de l'action sociale di massawu ñi waame bi daal jërëjëf. ñu daal di dem ca Matam foofu moom assemblée générale la ñu daal di nag amal jëme ci wàllu chambre de commerce bu Matam boobu daal di nay sax dëggal budget juróom-ñaar fukk ak benn million ci waxtaan yooyu nag opérateur économique bi daal di ñaawlu yéex bi am ci liggéeyub yoon boobu bàyyeekoo ci lañ dem ba Ourossogui Matam Abdourahmane Diène. chambre de commerce bu diwaanu Matam mujj naa amal ab assemblée générale ordinaire bu muy faral di amal at bu jot ren ji yëf yi xaw naa tardé ndax mbas mi di coronavirus ci biir assemblée yi nag. opérateur économique yi doon nañu waxtaanee seen projet bac bi nga xam ne moom la ñu fas yéene samp ci diggante réew bu Mauritanie ak Matam docteur Mamadou Ndiadé mooy njiitu chambre de commerce. bac bi vraiment lu ñu soxal la ñu ngi si jokkoon nañu ak COSEC ñoo xam ne yaakaar nañu mun nañu defar l'étude de faisabilité mais également dina mën a nekk actionnaire dans ce projet gis nañu notaire pour créer la société incha allah def nañ yaakaar nañu bu ñu COSEC wuyu see bientôt projet bi dañ koy taxawal. fii ak COSEC di ñëw di leen wuyu si opérateur économique yi ñu ngi wëy di ñaawlu yéexaay bi nga xam ne moom la liggéeyu ci lañ Ourossogui daal di yéex ndaxte la leen di indil ay gàllankoor yu rëy. beneen soxla bi ñuy waxte bu diis si ñun lool mooy yoon bi entre Ourossogui ak Thilogne ñu ngi rafetlu aujourd'hui pour dem Dakar autoroute Ila Touba bi ak route Linguère Matam bi macha allah vraiment mun nañu déplacer sans problème. mais boo fi jógee à partir de Ourossogui pour dem Saint-Louis vraiment à partir de Ourossogui jusqu'à Thilogne defar bi mu ngi yàgg te vraiment ay problèmes yu bëri la ñuy andil en termes de facilité de déplacement en termes de maintien des outils nos véhicules ak yooyu. tali bi dox diggante Ourossogui jëm Thilogne bañ ko tàmbalee ñetti at a ngi nii boo léegi mënta fexe ba pare ba tax na opérateur économique ñu ngi sàkko ci nguur gi mu daal di baral liggéey bi. vraiment te liggéey bi mu ngi wax dëgg yàlla mu ngi commencé yàgg ñu ngi ñaax gouvernement bi mu gën ko gaawal ndax vraiment que fii ak Saint-Louis vraiment ñu mun dem dans les meilleures conditions. bii de assemblée générale ordinaire ñi ñëwoon teewee si ko daal di nañ voté budget atum 2020 te ñu xayma ko ci juróom-ñaar fukki million ak benn mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi docteur Souleymane Lo lañ ciy daal di dalal sociologue bi di dellu siwaat nag ci li aju ci plan fukki milliards yooyu lee ak la mu ca xalaat ci saafara waxtaanam ak El Hadj Malick Ndiaye. nuyu ak docteur Souleymane Lo ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Seydi Ndiaye. yow nag sociologue nga gis nañ ne nag fan yëpp lu ay di amal moom moo jëm ci wàllu mbënn mi ndox mi bëri daal di fii wàcc démb sax ci am ndaje mi amoon nag Macky Sall daal di wax ne dana génne fukki milliards ñetti milliards yi ci askan directement lay jëm juróom-ñaari milliards yi daf koy jox sapeur yeeg ONAS pour rek ay wàllu logistique naka nga jàng ci décision yooyu nga xam Macky Sall jël na ko démb. waaw li ma ci jàngat rek mooy li nga xamante ni moo ci doy waar rek li nga xamante ni tey jii fii ñu toll nii suñu xool ci ginnaaw juróom-ñetti at. ci ginnaaw mooy ci bi ñu toll ci décembre 2012 inondation bu mel nii la ñu amoon maanaam toll woon nañ ci même situation bi ñu toll woon tey ji nga xamante ni boobu ñëpp dañu ci bayoon seen waar nga xamante ni dañ doon sax organiser ay téléthon pour xool nu ñuy jàmmaarloo ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbënn mi. alors mbënn moom aussi sababoon président de la république jël sax décision ba ni li nga xamante ni Sénat la nga xamante ni amatutoon benn njëriñ ci réew mi lu dut am ñenn ñu muy jëriñ rek mais askan wi taxu ko woon jóg amutoon benn njëriñ ñu supprimer ba ci poste boo xamante ni mooy la ñu poste vice présidence yooyu yëpp nga xamante ni dañ ko dindi woon ngir jàmmarloo ba tax na tamit chef de l'État bi tegoon fi benn plan bu am solo bu ñuy wax plan décennal de lutte contre donc les inondations plan boobu tey li mu def ci xaalis de 726 milliards ñu nattu ko ni kan dañ ciy def ay infrastructure def ci ay équipement yoo xamante ni dina tax mbënd dootul am ci banlieue bi malheureusement waxi neen waxi kese donc situation bi buñ ci tolluwaatee dañuy wane ne rek gouvernement bi dafa lajj bu baax a baax ci li nga xamante ni noonu la gérer mbirum mbënd mi ci Sénégal rawatina donc jamono ji ñu toll bu ñu demee ba nga xamante ni juróom-ñetti at weesu na
ñu dundaat lu mel na ñu dundoon donc c'est parce que sunu taxawaay des na bu baax te rawatina donc taxawaayu état du Sénégal par rapport ak donc mbënd mi donc foofu ak lajj gu mat sëkk lañ fi gis parce que lu mel nii loolu waroon na fi mën a ñàkk su fekkoon ni taxawaay bi taxoon ñu doon xaar ci ñoom def nañ ko ci njëlbeen nga te doy na waar bu baax a baax nag nit ñi di dëkk ci mbënd ci réew moo xamante ni dañ ni émergence la jëm ba pare situation yu mel ni continuer di fi am te mënoon nañ ko éviter su fekkoon ni rek nañ waroon a taxawee nañ ko bu baax ca njëlbeen nga. waaw léegi nag solution bi lan la. waaw solution moom weesu lu dul def ay investissement maanaam taxawal ay équipement xaalis bi nga xamante ni tey nattoon nañ ko ci ñu càmbar ko d'abord ba xam ci yan anam lañ ko dugalee ci yan anam lañ ko utiliser ba pare ñi nga xamante ni dañ ci def na su du noonu tamit yoon teg ci seen loxo parce que mënuñu seetaan lii muy dem di continuer alors def investissement fexe ba nga xamante ni espace yi ñuy dunduwaay bi ñu gën koo yaatal nga xamante ni tey ji espace bi ni ko nit ñi dëkk nga xamante ni xat-xatloo bu bëri dina waral ndox mi ni mu war a mën a circuler aussi du circuler wu loolu aussi responsabilité état la mu jël ko fexe ba nga xamante ni ñooñu noonu du leen di génn fi ñu nekk rek mais da lay ut fu mu leen recaser waat comme ni nga xamante ni amoon nay jamono plan jaxaay ak yu mel noonu yóbbu leen fa pour que espace yooyu ñu mën ko aménager bu baax mais également def ay équipement yoo xamante ni dina mën a tax le drainage ndox bi mën a gaaw dina mën a tax gestion donc eaux usées yi donc mën a gaaw ba nga xamante ni situation yu mel nii dina nekk loo xamante ni tey lu ñuy fàttaliku lay doon waaye duñ ko fàttaliku ci naqar comme d'ailleurs ni mu arrivé nii nga xamante ni juróom-ñetti at ci ginnaaw jàppoon nañu lu mel ni dootul amaat maare di taali donc amaat na nit ñaa ngi ci dundin bu metti donc je pense que état war na jël xaalisu askan bi dugal ko ci li nga xamante ni mooy bëgg-bëggu askan bi def ñu gis te mu dañuy bañ di continuer di dem ak seen bëgg-bëgg maanaam bu ñu séentoo dara rek fii ak élection di jub si ñu defantu maanaam cappal daal di raayal su ko defee nit ñi jàpp ni ñoo ngi def alors que ni loolu yëpp dañ koy def ngir naxe donc loolu la ñu war a bàyyi état du pays boo xam du loo xamante ni dafay war di def jëf juy naxe jëf joo xamante ni dafay seey ni ngelaw donc war nañ def loo xamante ni fii ak ay at génération yu ñëw war nañu mën ñu ñëw teg ci seen bët te loolu ñuy def mën na leen a jëriñ loolu mooy vision boo xamante ni stratégique tant que tënkuwuñ ci lu mel noonu dina jafe lool su ko pour ñu mën a génn ci situation yu mel noonu te jàpp naa ni tey jii jot na bu baax a baax gouvernement bi changé waat doxalin xool ci ni nga xamante ni tey noonu lay jëfandikoo ci alalu askan bi mu xool bu baax a baax naka la ko war a mën a defee ba askan bi di ci gis seen bopp saa su nekk. docteur Souleymane Lo ñu ngi lay sant la gërëm bu baax a baax. maa ngi lay gërëm bu baax. di fàttali xam-xam dafa màcc loolu jëm ci wàllu sociologie. 88 628 98 98 biir réew mi ponk yi ñu jukki bokk na ci sorti Ousmane Sonko googu ak jàngat ba mu daal di nag def ci situation bi xew mim réew tournée bu ministre bi di amal fële ca Thiès gannaaw banlieue bu Ndakaaru ba ci wàllu nag mbas mi ak tendance bi ñu am ci wàllu ñi amee feebar bi ñu jël ko jiitu ci ligne bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama. man la Chérif maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. waaw ñu ngi lay fay Chérif. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal. aar Amérique. aar adduna bi yëpp. Oustaz Adama. gis nga man Chérif sama adduna. ñaanuma yàlla mu dugalaat sama xel ma votel un candidat boo xam ne kii c'est un professionnel politicien ñaanuma ko yàlla mu dugal ko sama xel parce que ñoom ñëpp dañu am ay lourd fardeau ay bor yu ñu war a fay parce que loolu moo waral tardement bi yëpp président Macky Sall boo gisee mu tardé nii yëpp mu échoué ci beaucoup de choses mooy dafa concentré wu ci ay partis politiques yu mu war a rembourser ay dettes yuñ ko voté ak et cetera looloo tax mu échoué mais boo dégloo programme mu président Macky Sall ak nga déglu ko discours yi mu doon tenir avant muy jël nguur gi mais da nga naan kii buñ mooy raw Singapour buñ ko joxee réew mi mais bi mu ñëwee dafa jaar ci beneen yoon di récompenser ay politiciens di récompenser rek tu vois beneen bi li may wax ci Sonko na xam ne kii toog Dakar di def conférence de presse jëlul Sénégal de président Macky Sall il a fait 80,000 kilomètres 3 ans dafa dugg ci biir dëkk bi président Senghor waxoon na ko ku yottu sa xët toog Dakar di conférence de presse rek jëlul Sénégal de
dès maintenant na ko commencé dem ci àll bi expliquer les gens quel est son programme lan la bëgg a indil nit ñi parce que man je suis prêt à voter quiconque bu dul Sonko keneen koo xam ne kii amul benn dette à payer parce que loolu moom moo ñu tardel ils ont des programmes mais bu ñu ñëwee duñ ko def ci feneen la ñuy jaar mais ki nga xam ne amul benn dette bu ñëwee day dem directement ci objectif bi te na préparé moom Sonko bu fekkee ne moom moo bëgg a jël nguur bi son entourage là ni ma gis rek ñooñu mënuñu yor Sénégal il faut qu'il prépare d'autres jeunes dès maintenant mu xool université ci adduna bi li Sénégal soxla buy jël nguur bi 100 premiers jours yi mu yónnee jeunes yooyu 2 ans 3 ans avant mu koy am ci nguur gi fekk ñooñu pare nañu ba ñibbisi ñooñu ñoom ñooy développé ci Sénégal ak acteurs yi fa nekk actuellement ñi nga xam ne ci ay jeunes la ñi ngi ci dans le gouvernement te ils sont vraiment intègres mu yóbbu leen ñu dem defi ay formation encore tabaxal ñu ay université de pointe loolu mooy développé réew mais c'est pas nekk fii di politique guddi ak bëccëg comme ni ñu koy defee nii tey maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jéggalu yéen ñëpp jërëjëf. ok loolu mooy jàngatam Chérif ñu xaar keneen ci ligne bi biir réew mi bitim réew 88 628 98 98 allo. Adama na nga def. waaw maa ngi fi. yaa ngi jàmm maa lay siyaare bu baax. waaw ñu ngi lay delloo ziar waaw ñu ngi ciy. di siyaare bu baax sama ñett saa si foofu di leen ñaan gudd fan ak wér xéewal ak mucc ak ndam yu yaatoo yaatu. bu loolu jàllee nag Sonko moom ay sorteem ñu xaaruñu ci dara. parce que Sonko moom mënut a yor fenn ba yor Sénégal Sénégal moom yor ko doo waxu caaxaan mosut a jaar ci benn gouvernement ba Sonko dee Sonko ba léegi domaine gi mos koo génn kon képp koo xam ne yaa ngi am benn yaakaar ci Sonko yow xamoo sax nu ñuy yorem réew Sonko xaayagu sax pour jege réew mi nañu dimbali rek li lay wër bu ñu gis ni ñuy sorti rek Macky Sall di dem président première dame lu mu wadd naan damay dem tëgg nag damay def néeg damay wax naa moom ñoom amul lu ñu njëriñ Sénégal ba lu ñu def ñu xarat ko dañ may nit ñi jàmm dañ may nit ñi jàmm da ngay jóg ba jotee wax ba jotee wax jotee doo nekk bu nit ñi jóg président Macky Sall li mu fi def ci mbënd mi politique sa bët boo demee garab gi sow assainissement bees teq fa nekk ndox ma fa daan taa amatu fa ndox yi nekk ci biir kër yi nag nañ liggéeyee kër yi moo baaxul ndox ma war dugg ca biir loolu bu assainissement fépp ci àdduna bi it ku am kër gu mel noonu bu ndox ñëwee da nga am bi koy wane ci suba ci télévision wal fajiri fu ne gis na ko bedd yi ñu wane amul ndox la ñuy wax mooy su ndox bi ci biir kër boo xoolee kër ga nam bindoo xëy da ngay yor ñaari escalier dooga dugg ci biir kër ga xam nga ne foofu bu ndox ñëwee ba wal dugg ci biir kenn mënu ko faa génnee kër boo buñ fa dëkkee di këru famille buñ ko mënta defar nañ ko jaay ñu dem dëkk feneen ñu tabax ko loolu moo gën kenn ku ne am fam ñun ñi ñiiro du ma jóg fii ne du ma jóg ñu def koy baraag ba taw ba ñëwee daanaka ñu ne suñu kër yàqu na di were rek di bëgg a rey nit ñi ak ñenn ñi dañ fekk foo xam ne place ndox la nga tabax fa ndox ma ñëw wala ngaan fa du fa jógee ndox moom yoonam du ko bàyyi képp ku tabax ci place ndox bu ndox ñëwee da nga am problème état bi li mu mën lépp mi ngi koy def di assainissement fu nekk lenn li ci des mi ngi ciy def ay ndimbal yenn yi ay projet assainissement yoggut Kër Massar dong moo ci am problème boo xam ne wóor la boo xam ne SNHLM moo leen joxoon terrain yi ne leen danaa leen wutal assainissement defagu ko état bi xëy na mi ngi def étude yi assainissement yi gaawut ndax ay milliards lay jël kon nit ñi il faut ñu def ndànk ci coolee wax ñi mbënn muy mën a rey nit ñi amagu fi mbënn yu gën a garaaw yi daana fi am fuuf taw yu tegaloo gën a garaaw benn taw doo nga fi amagun muy bërki dem bi mu yenn taw ba jant bi merci beaucoup ñu xaar keneen ci ligne bi jël ko biir réew mi bitim réew 88 628 98 98 ñu jël keneen allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa. Birama. waaw. kii de Umar Sow la maa ngi lay ziar bu baax ba la ñaanal yàlla. waaw ñu ngi lay delloo ziar waaw. dinaa dina sant yàlla julli ci yonent bi di rafetlu vraiment liggéey groupe Sud Communication. seen liggéey vraiment di rawatina ci feebar mbas bi quoi. bi te man ci mbas bi saa lay tàmbalee. bi te boo xoolee mbas bi fii ci Sénégal. vraiment ñun dañuy rafetlu vraiment liggéey taxawal gouvernement du Sénégal plus particulièrement son chef de l'État El Hadj Macky Sall bi seen mbas bi bu amee ba léegi nii laa la wax jotut a toogul naanul lekkatul nelawatul muy bu dégg bëccëg di jàppale askan yi di jàppale waa kër docteur di leen jàppale côté bu ñu mënee laa ñu ngi koy def tey di laa la soo gisee Sénégal jël ñaareelu réew vraiment ci xeex mbas mi loolu ñu ngi ko war a sant yàlla jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan vraiment El Hadj Macky Sall yàlla may ko gën a kattan bu mun a gën a yore réew mi parce que mu ngi def lu mu ci man laa la wax kanta picc boobu noonu di wax laa la wax xaw ma dafa yegg si kaw foofu di wax kooku ab picc la man laa ko jàppee nañ ko bàyyi bu wax mais El Hadj Macky Sall jëf allo sëñ bi allo fii di wax allo dafay jëfee allo El Hadj allo waaw El Hadj Macky Sall allo da nga may déglu sëñ bi
waaw nit nañ ko tuddee nit rek ñu bañ a dugg ci wax yooyu. waaw benn problème kooku noonu di doon wax sànq quoi. waaw da nga moom El Hadj Macky Sall jëpp la fi nekkee nekkul fii di wax puisque boo xoolee fii ci laal Fuladu nga xool tat yi mu fi def laa la wax nga dugg ci àll ba laa nga gis bopp naa la tey nga dem ci kii ci mbay mi foofu boo xam ne tracteur wax na fa dem ba El Hadj Macky Sall nguuram bi yóbbu na foofu tracteur loolu dañ ko war a sant yàlla donc nag ñun duñu am or di ko weccee ay nu mu tudd sa ay faux plaqué laa la wax ñun El Hadj Macky Sall dañoo ji dañ ko war a ñaanal yàlla wér ak kattan pour mën a yëggali mandaam def ak sala lépp képp koo bëgg a prétendre réew mi na nga dugg ci réew mi comme ni nu mu ko defee woon laal en 2012 en 2011 man loolu laa la ma ci wax di rafetlu vraiment liggéey ci communication di ñaan vraiment El Hadj Macky Sall yàlla defal ko jàmm solo ko tey daan jërëjëf. Pape Lay kon ñu tegginal rek wax ji du tey ñu daal di jàllale suñu message li ko may mën nañ yàq rek esprit émission bi ñu jël keneen allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi. Sëñ Adama. waaw. Alaaji Saa si bu ma lay woo. saa si ñu ngi lay fay. maa ngi lay nuyu di nuyu Papa Lay moomu lay. ok. Oustaz. di wax ne gis nga mën mi ci Ndakaaru. waaw. du affaire politique. du affaire politicien. affaire yàlla la aku askan woo xam ne dañoo nekk loo c'est pas normal. yoonu ndox ku ci dëkk. xaw nga dëkk comme ndox. te situation bi nekk Sénégal. keroog bi mu tawee xombal taw na 227 millimètres. ndox ma seey na ndox ma suuf naan na ko. mais ku dëkk ci baaw ci ab diit bu ndox ma ñëwee di nga ànd ak moom xam nga la mooy solution. mooy jënañ faa jëlee bàyyi ndox mi mu dem lii mooy dëgg ñoom Sonko nag ak i moromam inspecteur impôt domaine dañ ci am responsabilité bu rëy rëy ñu dëkk ca ndox ma soo ñëwoon tey boo laajee ñoom lay tëj suuf si kan moo koy dagg kan mooy joxe suuf si ñu inspecteur impôt domaine ci réew mi ba pare bëgg ñoo son ci réew mi lépp ñu ak réew mi situation bi yëpp ñoom ñoo ko def ndax ñoo joxe suuf si ñu ngi dëkk ci suuf si kon loo am ñoom am nañ seen responsabilité waxtaan ba dëkk sala tant que mi ngi taw ñu ngi dëkk ci géej gi dañ dëkk ko ndox solution mooy na leen fa jëlee toog am jàmm yow na ci dara lu am nga am sa pare nga ci réew mi bëgg loolu la jël ci affaire politicien di affaire politique affaire yàlla la ak ku dëkk ci ndox yaa ko yóbbu sa bopp wasalaam. Pape Lay keneen la ñuy jël ci ligne bi bitim réew 33 841 22 33 allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. Adama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di nuyu Socé Pape Lay ak Alassane Wade. Adama waxoon naa la démb ni la kenn soxlawul wër di wax kenn soxlawul taxaw di conférence de presse di expliquer nit ñi. fii ñu dëkk am na ndox ak amul ndox yooyu waxutuñ ko xam nga lan la ñuy ñaan képp kuy patriote di sénégalais na nga génn ci li nga am nga dimbali askan wi ak ña nga dëkkal fexe naka lañ mën a génn ci problème inondation bi boo mënee am moto pompe mbaa nga am ay raccord mbaa nga am ceeb loo leen mën a jàppale nga jàppale leen ko loolu la ñu soxla fi ñu toll soxlaatuñu benn nit boo xam day taxaw di dinget ma Samba wala nga ma Demba sénégalais fi ñu toll dañoo sonn ndimbal la ñuy laaj taw bi bëri na état bi la mu waroon def defu ko ministre de l'intérieur la mu waroon def defu ko parce que waroon naa génne policiers yi nekk ci camp yi camp Abdou Diassé ak feneen ak feneen ñu génne armée bi ñu génne camion yi dugg dimbali askan wi génne leen ci ndox mi bu ñu leen mënee tuuse ay lekk ñu tuuse leen ko waaye jóg yor sa tànk dem ci maire yi di wax ak ñoom foo dem ñu di la yooxoo loolu amul sens man nag li may ñaan bu fekkee ne président Wade mi ngi may dégg bu mën a jokkoo Karim Meïssa Wade la mu defoon ci corona bi na indi ay ndimbal ñu jox ko askan wi ñu sauver leen ci inondation bi man américain loolu laa gëm ne gëmatuma wax Macky Sall milliards yamu digg ak yamu digool yëpp kooku moom la concerné diggoon na fi 750 milliards kenn gisu ko Fatou Tambidou wër na fi digg fi 72 milliards kenn gisu ko Mansour Faye wax na fi ay milliards kenn gisu ko sénégalais buñ dépendre ci loolu dañu gëm yàlla te faxe génn na seen bopp ci ndox mi noonu daal loolu laa am lay wax di leen sant di leen gërëm naan leen jërëjëf ci DFM wan loo Pape Lay ñu xaarati keneen bu ñu ko waxtu yu mayee ñu wéy ci jotaay wax sa xalaat bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. Oustaz Adama. la béyk. Bàcc Kër Madar. Bàcc si waaw. maa ngi lay nuyu ak sa technicien. waaw ñu ngi lay fay. di ñaanal suñu mbokk baykat yi ne ci àll bi. yal na yàlla eggale nawet beeg jàmm lépp luñ ci am yàlla nañ ko muurloo
maa ngi ñaanal Sénégal gépp jàmm di ziar nag njabootu Seydi Hadji Malick gépp leen ñaanal jàmm. Adama dafa am benn paa bu dëkk suñu dëkk ñu koy wax Baye Doodu Ñang nee na ak nawet bu yàqul du defar. bu tee nag dinañ ma saw ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ndox mi. nawet faaw muy taw. Aliou Ndiaye nag dégg naa tey ma nga dem ci quartier Ngent. bu fa demee Adama. problème ba nekkul Ngent de. ngi fan. problème baa kër Seydou Ndoye. foofu la Idriss Seck defoon benn barrage di xeex ak waa Fandé. barrage boobu donc buñ ko dajjee problème mu Thiès jeex. beneen bi nag man nag tey moom c'est la première tey moom kii la àndal mar américain. xam nga réew. boo nee dama ko bëgg a yor. te bu réew mi amee problème yow doo génn fukki dërëm. loolu da ngay xaar bañ jox la réew mi ngay soog a génn kooku mar a parfaitement raison foofu moom dañ ciy félicité Karim Wade parce que moom comme corona ba dem na génne xaalisam joxe ci réew mi. léegi nag Adama. yóbbante gal ubul lam. bu toog Amérique fa Ousmane Sonko fii Sénégal mënut a nekk de am na sa wax bu ma neex bu ma ci dégg. ni ñu ne toog Dakar rek di conférence de presse dañoo réew mi dëgg la de waaye toog Dakar tamit def conférence de presse te demoo ci àll boo xam ne président Macky Sall liggéey Ousmane Sonko gën a yeewu nit ñi. am na ñu naan way Macky Sall day fay boru police yi xaw ma la Ousmane Sonko am na ñu koy jàppale gis bu falu woon da leen di récompensé nit ñi rek ñu may suñu jàmm ak suñu salaam ba réew mi dafa am ay réalité politique réew mi méngoo ak bu Ousmane Sonko ak ñu koy jàppale fépp wa salaam. waaw Pape Laye ñu jël beneen auditeur ci ligne bi allo. allo waaw. Oustaz. waaw. Boy Malika na def. waaw maa ngi lay nuyu. naka yitte yaa xam ñu ngi leen di jaar bu wér-wér. waaw sant yàlla bu baax. Oustaz. waaw. li maam Cheikh waxoon rek. mooy. nga baal ma ci kàddu gi rek bu diisee. nee na ku nekk xam nga ku man sa baay waaye teewu sa baay la gënal su doon ne parfaitement d'accord kenn ku nekk faral ka la faral moom ka nga faral moom rek ngay mën ni mooy sa waay. waaye ku nekk xam nga kala man. te bi ci topp mooy. jaan. te la wóor na te garab moo tax ma ñemee bànqaas waaye ba bànqaas soppali ko aw yat. fu yat jaar du fa jaar. gis nga Macky Sall il n'a qu'à reconnaître qu'il a échoué lamentablement sa mission. dégg naa muy wax ay problème rapport détaillé boo xam ni loo Mbaye Thiam xaw ma le ministre de l'Intérieur war na ko jox mais bu ko Mbaye Thiam joxee rapport détaillé ba pare moom il a un compte à rendre au peuple sénégalais. parce que rapport yooyu mu ko jox am na rapport yu ko jiitu fuuf ñi ñuy épinglé bu mu teg ci kaw table ji dara leeru guddi fi mu nekk nii. te gis nga réew moo xam ne bii ñett nga yaakaar da ngay ñaan wala nga woyaan wala nga leb. loolu ñu lay jox bu ñëwee dafa ko war a def ci ay priorité te moom il a reconnu bi mu demee France nee na moom reconnaître def na ay erreur parce que li mu waroon def ci ay priorité defu ko ay bërëb fawukaay laa gis mu def ko fi mooy arena ba li fa la ñuy tëggee làmb ja léegi ana mu tëj ngeen ko ak fa la ñuy defee basket ba ana mu lu mu ko jëriñ yow de la fi la laa gis defee ay xappate ay BRT nga xam ne moo war a inondation bi boo seetaanee tere tey am na ay yoon yoo xam ne wala ay kër yoo xam ne daanaka latérite bi ak ndox mi ñoo jaxasoo dugg ci biir kër yi na nga ko xool bu baax rek il n'a rien fait kooku il faut de c'est le régime le plus scandaleux de l'histoire du Sénégal li fi am kenn am fi tas na yaakaar te maam nee na ñaar ñi yàlla du ko xaari ëllëg wax ci kaw wax ci suuf ak tas yaakaar yàlla nee na du ko xaari ëllëg nañu dem rek li ci kanam rawu di bët wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Pape Laye kon mooy suñu auditeur bu mujj bi fii lañ koy yembale waxtu wi dab nañu dinañ ci dikkaat xibaaru guddi gi jaajëfal ñu woote jégalu ci ñi nekkoon ci ligne bi suite fiscalité dinañ ko ca doftal laata 18h ak Marie Rosalie Ndiaye jaajëfal Papa Abdoulaye Dieye moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi muccug biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak man ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen